subhanahu wa taala te it moom moo ñaanan sunu borom subhanahu wa taala pajuk aajo képp koo xam ne daa sax ci di ko liggéeyal kon liggéey bu mel nii nag bu nu ci sëriñ bi soññee wëlbatiku xam nga fi mu toll ci ay at damay wax ni bu fekkee ne yoonu murid am na noppalu na gën a si amul Muntaxa war naa noppalu waaye waxtu wu nekk mi ngi soññee ak a wane li nga xamante ni mooy liggéey bi kon yàlla na ko sunu borom fayal ci barkeb Sëriñ Touba sëñ Fallou. jërëjëf Serigne Kosso Seye ci kàddu yu am solo yi yaakaar naa bis bi tey bisub mbégte la bisub cant la ndax loolu la Serigne bi tàmbalee alhamdulilahi rabil alamin santaat yàlla suñu borom bu baax a baax ci may gum ko may mu fekkaat bis bi waaye ànd koog mbokki taalibe yi mu nekk liggéey bu rëy boo xamante ni door nañ ko waaye di ñaan yàlla suñu borom bés biñ demaatee ba àgg na ko teewewaat waxaat alhamdulilahi rabil alamin ci yàlla may gum ko mayaat fan wi ak wér gi ak kattan gi ba mu àggalee li nga xam ne moom moo di liggéey bi mu nekk jotaay bu am solo boo xamante ni kàddoom yi am na solo ndax ñëwaat na ci loo xamante ni dolliwaat na murid yi ci pas-pas ci yeesalaat suñu jaayante diggante sëriñ bi waaye mu ne nañ dand sëriñ bi kon loolu wane na ne suñu lépp sëriñ bi la kon nañ ci nekk rek kon moom ci loolu la nekk ci loolu it ci lay soññ saa su ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki jullit yi ak mbokku taalibe kon moom yaakaar naa li ko war mi ngi ci saa su nekk ñun ñoo war a def li ñu war moom mooy lan lépp loo xamante ni moom la sëriñ bi bëgg ci yoon woo xamante ni tracé na ko mu nekk loo xamante ni suñu njëriñ la ñu nekk ci bu baax a baax rek ànd koog moom ba keroog li nga xam ne moom moo di lépp projet boo xam ne amal na ko ci bërëbu sell bi di Touba lépp mu réaliser ko ñu ànd koog moom Serigne Mansour en français. Merci Serigne Fallou, nous venons de vivre en direct la pose de la première pierre des travaux d'envergure que le vénérable Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké a engagé et il faut rendre grâce à Dieu d'avoir cette opportunité d'être présent pour des travaux qui touchent cette grande mosquée et qui, rappelons-le, est un vœu fervent du vénérable Cheikh Ahmadou Bamba et depuis qu'il a mis les pieds à Touba. Et le speech du Khalif, il y a un maître mot qu'il a rappelé, l'héritage que le Cheikh nous a laissé, c'est bien cette œuvre. Il a rappelé cette volonté que nous devons avoir d'élever la voix d'Allah sur terre. Il a également réitéré le fait qu'on puisse rendre grâce à Allah. Il a répété à plusieurs reprises, Alhamdulillah Rabbil Alamin, grâce à Allah d'avoir eu cette opportunité-là. Il a rappelé cette jonction, cette connexion, cet ancrage que nous devons avoir avec Cheikhul Khadim pour que أشكركم جميعا على حسن متابعتكم هذا ودع يعني أن الشيخ محمد المنتقى باقي كان يضع الحجر الأول لتجديد أو لإعادة بناء الجامع طوبى كما قال الشيخ الخديم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما نواه في هذه الخدمة وأن نجد ما دعا لنا الشيخ في مثل هذا اليوم كما قال في مطلب الفوزين واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميعا ولجميع من أعانوا على بنائها الذي بفضلك اعتلى ونشكر جميع المريدين الذين ساهموا في هذه الخدمة كما هو شيخنا الشيخ محمد المنتقى مكي في رئاستنا نحن جميعا ونشكر بي منصور على هذه الخدمة أيضا ونشكركم جميعا على متابعتكم القناة المودية TV والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Serigne Saliou Gueye ci kàllaamay arab gi nga xam ne ñëwaat na ci solo si nga xam ne moom la événement bi am muy tey di 19 mars 2026 di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor 1447 ginnaaw gàddaay gi di bis bu am solo ni ko waxee ca njëlbeen rek mu nekk bis boo xam ne dana des ci taarix ni ko sëriñ bi leer rek mu jëm rek ci li nga xam ne moom mooy yéeneem ci jumaay Tuubaa ju mag gi nga xam ne sang bu tedd bi di Cheikh Ahmadou Bamba moom moo ko digal kon loolu yaakaar naa lu rëy rëy la loo xamante ni sëriñ bi ci loolu la nekk donc kon ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci plateau bi fii en direct ci jumaay Tuubaa ji ci li nga xam ne moo jëm ci teew xeer bi sëriñ bi matal na liggéey ba noppi ànd koog mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi nag nga xam ne kenn ku ci nekk teew na mboolem buntu kër yi mboolem njabootu waa kër Maam Cheikh Fall gi mboolem njabootu cheikh yi waaye daayira yi ñëpp rek teew nañ ngir ànd ak sëriñ bi li nga xam ne moom moo di jotaay bu am solo bi kon sëriñ Kosso mu mel ni sëriñ bi saa su nekk ni ñu ko waxee ci njëlbeen saa yu wootee rek taalibe dinañ ñëw ànd ak moom liggéey bi waaye it saa yu wootee dana gis ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootu sëriñ Tuubaa gi muy ay rakkam ñu ñëw ànd ak moom. waa kay jërëjëf sëñ Fall macha allah noonu nga ko waxee mbooleem kilifay yoon wi yëpp bàyyi nañ seen yitte yëpp daal di dikk ci liggéey bu tedd bii waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha delloosiwaat na démb ndax gis nga discours bu am solo bii nga xam ni moom la def
muy discours boo xam ne discours bu matale la boo xam ne day wane fi nga xamante ni taalibe yi fi lañ war a teg seen tànk te waxtu wu ne mooy doyloo Serigne Touba ak di ko liggéeyal waaye dégg nga baat bi nga xam ne moom la jëkkee te baamtu ko ay yooni yoon mooy sant sunu borom subhanahu wa taala sëñ Fall loolu fàttali nañu Cheikhul Khadim bi nga xamante ne mi ngi sanc dëkk bii xasida googu nga xam ne bind na ko mi Minanul Baax Khadim xam ngay la mu ko jiitale rek mooy alhamdulillahi alkarimi silminan ala istighali bi furudi wa sunan mboolem li nga xamante ne ñaan na ko ci tabax met ci xasida googu la ko ñaan muy lu am solo loo xam ne dafay fàttali kenn ku nekk bàyyi na ay yitteem ñëw nekk ci wetam muy liggéey bu am solo di loo xamante ne dafay dëggal li ngeen waxal léegi muy bennoo gi nga xam ni sunu borom def na ko ci njabootu Serigne Touba gi te Serigne Touba ñaanan ko te ma rappelé woon ko léegi muy yaa rabbi ijal muridina maan fiisnikal hasin wa sam lañ maa te loolu ku ne xam na ni innamal mu'minuna ixwatun faslihu bayna axawakum da ci dugg te it tabax mii li tax ñu war koo mën a tabax mooy wa taawanu alal birri wa taqwa loolu lépp da ciy duggaat muy lu am solo loo xam ni ay jàngale yu fees dell la yoo xam ni Cheikh Mamadou Mountakha andiwaat na ko Baye Mansour. Merci Serigne Kosso, vous l'avez dit, c'est un speech très fort, très symbolique que le vénéré Khalife vient de nous livrer. Il a rappelé cette obligation, cet ancrage que nous devons avoir envers Cheikhoul Khadim, mais il a également ce devoir que nous avons de rendre grâce à Dieu, d'être là présent, d'avoir cette opportunité de prouver, de certifier cet ancrage que nous avons envers Cheikhoul Khadim. Il a également rappelé ce slogan qui lui est très attaché, c'est d'élever la voix de Dieu. Parce que tous ces actes, au-delà de l'aspect cérémonial, mais ce sont des actes qui certifient qu'on doit élever la voix de Dieu. Et il a bien montré la voie, lui qui chaque fois pose des actes, lui qui chaque fois pose des opportunités pour que les gens puissent remplir leurs bienfaits, leurs besaces de bienfaits. Mais cette cérémonie-là n'outrepasse guère cela. Mais au-delà du symbole, il y a également un autre, celui de ce grand rassemblement. Cette convergence, cette entente autour du calife, ses vénérés frères, la noble famille de Cheikh Khadim, les disciples dans leur entièreté, tout le monde est là, personne n'est en reste. C'est dire donc que c'est encore un moment privilégié pour que les gens certifient encore cette allégeance. C'est également le maître mot ici. N'oublions pas que la mosquée, œuvrer dans la mosquée est doublement symbolique. C'est vrai que cela nous permet de certifier cette allégeance, mais n'oublions pas que cela fait partie des vœux les plus sincères, les vœux les plus profonds du vénéré Cheikh Ahmadou, c'est l'édification de cette mosquée. Il a rappelé et il l'a réitéré, si nous avons un héritage qui nous a été laissé, c'est bien œuvrer pour Cheikh Khadim. Vivement qu'on puisse le faire, vivement qu'on puisse l'accompagner dans cette œuvre et qu'il puisse également engager d'autres œuvres au grand bonheur de toute la communauté. C'est également un des aspects qu'on peut appeler, n'est-ce pas, Serigne Saliou. شكرا نشكركم جميعا على حسن متابعتكم هذا المجلس أو هذه الحاضرة الذي هو مبدأ بناء إعادة بناء جامعة طوبى في رئاسة الشيخ محمد المنتقى مبكي. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق جميع أمنياته في هذا أو في هذه النية العالية النابعة. نشكركم جميعا على حسن متابعتكم هذه الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. jërëjëf Serigne Saliou Gueye jërëjëf Serigne Mansour Seck jërëjëf ak yéen fii ci Touba Mbacké en direct ci grande mosquée bi muy ci jumaay Touba ji ci soowu bi ñu doon teg tey nag xeer wu njëkk yeesal muy liggéey yeesal li nga xam ne moom mooy jumaay Touba ju mag ji. lu ni mel nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di xalif général des mourides doon ko amal gis ngeen ci image yi noonu ñu ci ñëwaat nga xam ne amal na lu ni mel te xeer wi dafa ay ñaan ànd kook mboolem njabootuk Cheikhul Khadim gi mu nekk jotaay bu am solo boo xamante ni ni ñu ko waxee rek dana des bu baax a baax ci taarix xam naa rek dañuy bàyyi kenn ku ci nekk kàddu yu mujj rek ñu mën a tëj li nga xam ne moom moo di jotaay bi mën a jublu ci yeneen liggéey bi sëñ ko soom. ok jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi sant bu baax xam naa di nuyu bu baax mbokk yi nga xam ni ñoom it amal nañ yéene teew ci dëkk bu tedd bi waaye ñu nekk ci biir réew mi fenn fu wuute fu bare bari waaye ak ñi nga xam ne da leen a fekk bitim réew ñoom ñëpp amal yéene nun tawféex jii nu am mooy fekkee bis bi waaye teewee ko ci dëkk bu tedd bu am solo bii ñoom it ñu ngi leen di ndokkeel bu baax waaye di ndokkeel nag li nga xam ne mooy groupe bu média yëpp ndax wax dëgg yàlla dafay mel ni lii su amee ñoom ñoo tax
te muy liggéey bu am solo boo xam ni kenn ku nekk jàpp na ci def na ci lam man ba liggéey bi sotti nga xam ne tey lii dafay daal di wanewaat bennoo gi nga xam ne bennoo nañ ko nga xam ne kenn ku nekk lam baaxle loolu la indi ñu dajale ko ba mën a génne lii nga xamante ne tey àdduna bépp ñu ngi ko doon xaar di ko dund sëñ Fallou fi may daal rek mooy li ci des rek li ñu dese rek mooy kon nu fexe fas jom te góorgóorlu ba ñëwaat fi ñëw goo xamante ni buñ fi ñëwaatee Cheikh Mamadou Mountakha da koy inauguré yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barkeb lil Mountakha awsil bi gayri law mi bu saaratan taxludu kulli yow mi nawwir bi jaahil Moustapha mamari wa majlisi wa maskani wa birri yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu inauguré jumaa ji te ànd ko ak moom ci barke Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu